téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte dalal Abdoulaye Diatta nekk secrétaire général de l'ANPEJ di agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum xëyu ndaw yi ak tamit suba incha allah ñoom waa ANPEJ dinañu lancer benn système d'information mi nga xamante ni dañuy informer jeunes yi nga xamante ni dañuy wër liggéey wàllum guichet unique bi solo gu mu am ak tamit liggéeyu ANPEJ ak tamit ANPEJ ak ay DER lan moo leen lëkkale loolu yëpp dañ ko fas yéene yaatal ANPEJ tamit budget bi doy na wala doyul loolu yëpp Abdoulaye Diatta mi secrétaire général bi dina ko leeral monsieur Diatta maa lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. jërëjëf El Hadj Malick maa ngi lay nuyu. di la gërëm di la sant. di la remercier vraiment ci invitation bi nga ñu defal tey. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne nii bàyyi nañ seen yitte toog jàkkaarloo ak ñun di ñu seetaan ci télé bi. wala ci réseaux sociaux yi. di leen féliciter ci liggéey bu rafet bi nga xam ne nii na nga koy liggéey pour réew mi yëf yi jëm kanam. di beral loxo ndaw ñi. parce que ñoom ñooy centre aujourd'hui li nga xam ne ni moo ñu fi dajale. di masaw surtout ñi nga xam ne nii ci Covid bi. nga xam ne ni perturbé na réew yëpp. perturbé Sénégal perturbé économie yi. nasaxal na seen i liggéey ak seen i revenu di leen si masawu coono di. voilà alors merci Abdoulaye Diatta yow yaay secrétaire général bu ANPEJ comme nu ma ko waxee nii suba incha allah ngeen di lancer benn système d'information te Néné Fatoumata Tall ministre de la jeunesse. naka noonu ak directeur général bu ANPEJ Tamsir Faye nga xamante ni moo doon ñëw si émission mais dafa am empêchement. alors système d'information bi solo gi d'abord lan la Abdoulaye Diatta. maa ngi lay gërëm di la santaat ci loolu. système d'information dafa nekk mbir boo xam ne nii bu am solo la. ci réew. boo xam ne nii ndaw ñi amuñu liggéey. boo jàppee ne xale yi tey par exemple koo xam ne ni mu ngi jàng école. da ngay jàpp ne ki koy gérer c'est le ministre de l'éducation. bu amee bac dem jàngi université ki koy gérer c'est le ministre de l'enseignement supérieur. su amee liggéey mu nga fonction publique. wala mu ngi ministère du travail. mais ci diggante bi bu paree jàng te amagul liggéey. kan moo koy wax li am. dafay am problème dafa am problème prise en charge. te bu ngi wuti xëy donc dafa am structure boo xam ne ni ñoom seen cër mooy dem. xam lan mooy solos li nga xam ne ni moom la entreprise yi soxla wala moom la yeneen dispositif yoo xam ne ni dañuy créer liggéey soxla. ñu dajale information yooyu ñëw indi ko teg ko. kon liggéey boobu ANPEJ moo koy def. collecte d'information bi au niveau des entreprises. besoin yi ANPEJ da koy def. ñëw teg ko. mais day dem jëli aussi profil yi ndaw ñi. ku ci nekk li mu jàng li mu xam ak li mu bëgg ñëw ñu teg ko. loolu dafay niroog luuma. dafay niroog luuma marché la. marché luuma. c'est la rencontre de la demande et de l'offre d'emploi. donc loolu la système bi di jëriñ. donc informer ñi nga xam ne ni ñu ngi bëgg force de travail ak ñi nga xam ne ni dañuy joxe seen force de travail. wax leen lii mooy potentialité yi lii mooy besoin yi. léegi nag loolu bu xasee bi am dafa am liggéey boo xam ne ni daf ciy tegu parce que bëgg dara deetaan da nga koy def fekk na yow yoruloo mën-mën yi wala taxawaay bi wala am na lu la manqué pour nga mun a yegg ci loolu. su boobaa dañ lay càmbar teg la ci yoon won la naka la war a doxee ba ëllëg ak si biir boo yeggee ci loolu nga xam ne nii mooy sa mbébét mooy sa gént nga war ko mun a def. ci ni mu gën a mucc ayib. donc système bi information yooyu yëpp da ci nekk. day am ay jeexital ci formation day am jeexital ci accompagnement. ba ci li nga xam ne dañ koy woowe insertion socio-professionnelle. alors suba incha allah soo leen lancé yéen waa ANPEJ système d'information bi Abdoulaye Diatta li ni mel lan lay tekki. waaw système boobu. soo leen ko lancé ba pare. buñ ko lancé. lu siy topp li ciy topp moom mooy que ne. parce que. ANPEJ. décret bi ko créé. li ci jiitu dañu sas
ñu créer un système d'information sur le marché de l'emploi lu mooy di jiitu ci suñu mission. système d'information mais système d'information bi lu bees la wala lu bees. ci ni mu taxawee ni effectivement lu bees la. parce que dafay am démarche bu ñu dématérialiser. parce que bi ñu créé ANPEJ effectivement liggéey boobu dañ ko doon def. mais conseil en employé conseil en entreprise yi ñoom ñooy dem wuuti information bi indi ko. jeunes yi inscrire physiquement ci suñu espace emploi jeunes suñu antenne yi parce que ANPEJ dañu am siège fii Dakar mais dañu am ay représentation ci régions yi yëpp 14 régions yëpp dañ fa nekk. def fa ay ndaw yoo xam ne ni bu xale yi ñëwee dañ leen di accueillir recevoir leen déglu leen jox leen ay information accompagner leen. xam nga loolu dispositif physique la tey li nga xam ne ni moom la ñuy def c'est un dispositif dématérialisé. te bi Covid bi passé ak léegi. ñëpp gis nañu place bi numérique am ci amélioration qualité relation yi nekk ci diggante nit ñi. et le système nag kii la benn dispositif la. xaw ma naka laa koy waxee ci wolof. ma ci jéem a góorgóorlu. dispositif bi dafay interconnecté. service technique ANPEJ. maanaam da ngeen teg benn jumtukaay. jumtukaay boo xam ne nii dafay mën a dajale. ci internet ci jumtukaay yu xarale yi. ñi nga xam ne ni ñoom ñooy service technique ANPEJ yi ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ñi nga xam ne ni dañ koy soxla. service technique gi lan la mooy suñu conseil yi ma lay wax mooy directeurs yi mooy service bi nga xam ne nii lépp dañ koy joxe. de l'autre côté da ngay am demandeur d'emploi yi am employeur yi mooy entreprise yi mais da ngay am aussi système de financement yi. di nga xam ne ni ñoom ñooy financé di nga am ci biir partenaires yi di nga am ci biir collectivité territoriale yi ñëpp ku nekk dafay mën a ñëw attaquer système bi indi information wala jël information. très bien donc dispositif bu flexible la. boo xam ne ni dafay yaatal et dafay permettre un accès à distance non seulement ñi nga xam ne ñu ngi Sénégal dañ ciy jot mais nañu fàttaliku ne Sénégal dafa am ay doomu réewam yoo xam ne ñu ngi bitim réew jàng ba pare bugg a dellu si wala liggéey ba am alal bugg a ñëw ñooñu bu ñu attaqué système d'information bi dinañu mën a am ay information yu mat pour mun leen permettre suñu ñëwee ñu xam fa la ñuy taxaw naka la ñu wutee liggéey suñu bëggee investir ci benn créneau naka la mbir yi di doxee. ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Abdoulaye Diatta moom mooy secrétaire général bu ANPEJ di agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes alors système d'information boobu la nga xamante ni moom nga doon faram-fàcce léegi Abdoulaye Diatta dafay fonctionner ak guichet unique n'est-ce pas. oui en fait système d'information bi. comme li ma la wax dafay lëkkale service technique ANPEJ yi. ak ñeneen ñi nga xam ne ni dañ koo def jumtuwaay. muy lan ci biir interconnexion boobu parce que xam ngeen ne par exemple tey bu xale bi ñëwee. war a dugg ci biir dispositif bi. am na ñetti jumtukaay yu ñu ko mën a defee. ñetti jumtukaay. c'est-à-dire mën na jël téléphone am. très bien connecté wu mën nga jël sa téléphone connecté wu. nga dugg ci biir système bi da ngay tàppe emploijeune.sn plateforme bi tijjeeku mu invité la na nga ubbi compte. fàttali ñu kii bi emploi des jeunes. emploi jeune collé au pluriel .sn. très bien. donc bu ko ubbee daf lay invité pour nga créer compte. donc compte bi da ngay renseigner naka nga tudd noo sant. date de naissance yooyu. fu nga juddoo donc nga def soumission yi boo ko defee. système bi da koy récupérer xool suñu conseils yi ma la wax sànq ñu nekk ci biir région yi. bu dee yow Dakar nga nekk wala Kaolack nga nekk wala Tamba wala Kédougou wala Ziguinchor day xool conseil bi gën a jege. mu yónnee la foofu sous forme de rendez-vous donc da lay yónnee email wala mu yónnee la SMS ne la tel conseil dina la recevoir tel jour. nga jot sa rendez-vous. donc mais rendez-vous soo ko jotee lu muy. boo ko jotee da ngay am xëy wala. non da ngay dem seeti conseiller bi. parce que yow da nga nekk ci bëgg-bëgg. da nga nekk ci bëgg-bëgg. da nga nekk ci bëgg-bëgg ne damaa bëgg a liggéey. oui. dama bëgg nekk foo xamee dañ may fay bu weer bi dee man journaliste la damay wut xëy. oui ñu embauché ma ITV su ma ñëwee weer bi dee ñu fay ma wala mu ne man dama bëgg a def pisciculture wala dama bëgg a def aviculture. dama bëgg a def agriculture moo xam. wala mu ne sax man dama am compétence yoo xam ne dama ko bëgg a dem jaayi Europe. c'est possible. yëpp mën na nekk. lépp ngi ci. parce que am nañuy conseil en migration. oui. pour mu jaar ci yoon. alors waaw ma bàyyi la nga alors léegi bu demee seeti kooku nga xam ne ni conseiller la
ku da koy déglu comme ku feebar rek dem seeti médecin bi xam boo amee jàmbat sa yaram sama bopp mu ngi métti sama loxo mu ngi métti nga dem seeti médecin bi boo ñëwee médecin bi lu muy wax lan moo lay métti conseil bi noonu lay doxalee laaj la waxtaan ak yow jël say constante parce que bopp bu métti mun na wund lu ne. donc dafa am yeneen instrument yu muy utiliser benn guide d'entretien boo xam ne c'est un outil à l'interne bu koy permettre mu waxtaan ak yow xool ndax yow taxawaay bi nga taxaw mën-mën yi nga am mu def ci sa bilan de compétence pour xool ndax yow li ngay laaj méngoo na ak li nga mën. bu dente li ngay laaj méngoo na ak li nga mën. su boobaa dañ lay référer ci yeneen structures yi. maanaam bu ne par exemple man journaliste la jàng naa ci benn école bu kowe. génn naa am naa sama master daal si journaliste yi daal. moo gën a comme moom laa jàkkaarloo donc. Abdoulaye Diatta ITV fekk ñoom dañu déposé woon requête ci ñun ne dañu soxla journaliste lii mooy profil bi lii mooy âge bi. kon day fekk entreprise bi. déposé requête si yéen. waaye parce que dañuy dem aussi ci entreprise yi di dem di jëli. besoin yi entreprise bi aussi mun na de façon délibérée ñëw defal ñu offre nañu man damaa soxla lii parce que ñun système day ñun service public d'emploi la. suñu liggéey mooy loolu lëkkale ñiy wut liggéey ak ñi nga xam ne dañuy joxe liggéey et c'est gratuit. et c'est gratuit. ça ne paye pas. très bien donc dañuy dem xool ci base de données bi nga xam ne nii foofu la nekk ñu xool ndax profil boobu ITV soxla est-ce que am na fa bu dee ñaar lañ ñett lañ ñu sélectionné leen waxtaan ak ñoom envoyé leen la yéen seen DRH def liggéeyam n'est-ce pas. bu dee tane nag li mu bëgg méngoowul ak li mu mën par exemple yéen bëgg ngeen benn journaliste mais da ngeen bëgg mu mokkal anglais am na compétence bi mais mënul anglais lan la ñu war a def. dañ ko war a gunge. pour mu jàng anglais dañ koy accompagner su boobaa ñi koy accompagner lan la dañ koy bindal benn bon mu dem 3FPT 3FPT jox ko bourse. très bien bu ko joxee bourse mu dem ci école boo xam ne dafay jàng anglais wala ci benn centre de formation boo xam ne dafay jàng anglais. bourse boo xamante ni. état bi moo koy fay jox dara état bi moo koy jox donc bu mokkalee anglais bi nag dellu si ñëw ne leen conditions yi ngeen ma laajoon dem mëtee na léegi ngeen recruter. donc dafa mel ni. su ma ko expliquer de façon triviale. oui je pense explication yu détails yi dafa am solo. ñi seetaan ñu xam ko. mu ngi mel ni tey. comme ni ma la booy jàmbat dara sa yaram ba demee ci médecin bu la laajee yooyu yëpp def say constante il a plusieurs options. parce que yow mun nga science ne en fait sa biir mooy metti fekk en réalité beneen organe mooy metti. ba pare impacté biir bi. daf lay bindal rajo demal ci. biologiste bi. mu defal analyse wala demal ci pharmacie bi. mu jox la garab wala demal ci radiologue bi moom moo lay référé léegi yow boo yeggee ci pharmacien bi ak sa ordonnance pharmacien bi loolu laaj la moo lay métti de. médecin bi def na koy pare. oui moom day ñëw rek. day ñëw ubbi tiroir bi jox la garab bi bind la posologie. très bien oui. loolu mooy lii wundu guichet unique bi parce que question boobu. nga ma posé oui loolu moo wundu guichet unique bi. parce que dañ fa nekk ñun ANPEJ comme porte d'entrée donc bu xale bi ñëwee ñun ñoo koy recevoir ñun ñoo koy déglu ñun ñooy càmbar ay mbiram xool taxawaayam ndax mëtee na ak méngoo na ak li mu bëgg. am na solo su amee loo xam ne ni dañ ko war a defal. dañ koy référer demal defi formation demal direction de l'insertion avec la convention nationale état employeur ñu wuta ko liggéey wala demal DER jox la financement ainsi de suite donc. yeneen structure yi nga xam ne dañoo bokk mbir mi dañ leen fay mën a yónni ñooñu mottali li nga xam ne nii moom mooy mbéyatu ndaw. am na solo kon yéen Fala Budda foog ngeen liggéeyal ak DER ak yeneen structure yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk. te président de la République tekk fi maanaam foog ngeen di liggéey forcément parce que kenn mënul lépp. El Hadj Malick ñun suñu réew yi lan moo ko caractériser. mooy population bu jeune bu bëri bi. on dit on a à peu près 70% de notre population. un peu plus moins de 35 ans. boo demee Japon wala nga dem en Allemagne c'est l'inverse. c'est 70% de la population qui ont plus de 65 ans. xam nga besoin yi du benn. boole ceeg problème formation yi problème qualification yi problème de compétence yi problème ressources yi. parce que ñu ressources yi matewuñ ko. donc yooyu yëpp bu nekkee damay jàpp ne. mbir mi tar na tar boo xam ne nii bu ñu yaakaaree ne mbiru kenn la. du sotti du dem. kon foog ngeen booloo il faut que ñu booloo yéen ku nekk def li nga war a def 3FPT ONFP yéen ñëpp partenaire technique yi. oui ñëpp ci lañ. li ngay def nii ci la.
parce que tey li ñuy def nii mu ngi bokk ci informer ndaw ñi pour bu ñu xëyee bu ñu am jiixi jaaxa fan lay wutee ji information ci xëy amul beneen place ANPEJ la. alors Abdoulaye Diatta système d'information bi ngeen di lancer suba incha allah. kan moo si am accès ak ku si amul accès. système bi bépp ndaw boo xam ne ni am na 18 ans révolu ba 35 ans jeune am nga ci accès. am nga si accès. am nga ci accès parce que ñun loolu mooy suñu fukki at cible ak juróom-ñett muy ba 18 ans fanweeri at ba ak 35 ans fanweeri at ak juróom. très bien migrants de retour yi am nañ ci accès. migrants de retour. migrants de retour yi amul limite d'âge parce que dafa am ñoo xam ne dañoo génn war a dellu si ñooñu on les prend en charge intégralement maintenant boole ci ñu ma la wax sànq. DER am nañ ci accès 3FPT am nañ ci accès. ONFP am nañ ci accès donc écosystème bi ñëpp am nañu accès ci dispositif bi. maintenant bu ñu la dugalee ci biir ma lay wax sànq bu ñu la recevoir ba valider sa inscription. ba affaire bi du jël temps rek. non Abdoulaye Diatta ba ndax dañ seetlu ni Sénégal des fois procédure administrative yi lenteur yi des fois dañ koy nemmeeku alors moo tax ma bëgg a xam système d'information bi naka lay doxee. si wàllum gaawaay yooyu. dafay gaaw dañuy dématérialiser. dañoo dématérialiser offre de service li ma lay wax ni. oui càmbar bi gunge bi bind. nu mu tuddee ci business plan. accompagner jeune bi loolu yëpp dañ ko doon def physiquement. tey loolu da nga koy def à partir d'un téléphone wala nga def ko à partir de benn ordinateur wala nga def ko à partir d'une tablette. soxlaatoo jógee ci koñ bi dem ci koñ bële soo amee jumtukaay bi. mën nga toog donc dafay sur place ngay toog def li nga war a def yëpp même conseil bi rendez-vous bi nga am ak moom mën nga ko def à distance. à distance donc nga télécharger say documents dugal ko am sa espace. nga am sa espace comme ni nga amee sa espace Facebook wala da nga am sa espace personnel. am na solo donc. am na beneen affaire boo xam ne daf ci nekk te dafa am solo. muy lan muy la carte du demandeur d'emploi. c'est-à-dire une fois ñu enregistré la. da ngay am carte. système bi daf lay générer une carte. c'est automatique. c'est automatique carte boobu sa photo dina si nekk sa tur sa sant fi nga dëkk commune bi nga dëkk koñ bi nga dëkk sa numéro pièce d'identité. de façon très claire. après da ngay am xëy. à telle enseigne que non moom ngay. ndax xam nga Abdoulaye Diatta li nga expliqué nii am na solo trop mais xam nga ñi seetaan. wala jeunes ñi seetaan te amuñu xëy ñoom lu leen di intéressé mooy après est-ce que dinañ am liggéey. si parce que foofu lañ jëm. foofu lañ jëm mais dañ ko bëgg a organiser. parce que da nga doon jàpp kenn mu ñëw ANPEJ lijjanti financement dugg 3FPT lijjanti financement dugg DER lijjanti financement donc benn nit am ñetti privilège carte boobu daf ñuy permettre ñu am traçabilité lépp li nga xam ne defal nañ ko ndaw bi maanaam bu duggee dañ ko inscrire bind ko xam ko. suñ ko référé 3FPT bu ko 3FPT joxee bourse ñun dañ koy xam. c'est-à-dire bu demaatee feneen dañ ko joxaat bourse. bu demee DER ñu financé ko fayul dañ ko xam. bu demaatee feneen oui mais il faut parce que yëf yi ñëpp a ko bokk te mateewul. donc dafa war a leer. double emploi non double emploi dootu fi amati non. parce que benn buntu la ñuy duggee ay xëy yu bëri. mais c'est-à-dire ki doon jël ñetti financement. ki doon jël ñetti financement te am ñeneen ñu ko soxla. te am ñeneen ñu ko moom ñett yëpp moom jël na ñett te fayul. vraiment. loolu xam nga wàññi na chance su ñeneen. bien sûr comme mbir mi nag daa bëriwul ñu suñu ressource bëriwul. Sénégal pays boo xam ne nii la. waaw mais donc nag. nañu yaxanal mbir mi. yaatal ko. kon système d'information bi performant na de telle sorte que yooyu yëpp yéen da ngeen koy déceler da ngeen koy gaaw a xam. système d'information bi. ñun commencé nañ ko depuis bu yàgg. 2016 ñu amoon ci benn rendu mais rendu boobu c'était pas satisfaisant. mën na ay jafe-jafe. moo tax ngeen améliorer ko. ñu laaj suñu partenaire Union européenne. dans le cadre wala Union européenne dans le cadre d'un projet qui s'appelle Migration. ñoom ñu boole ñu pôle emploi. pôle emploi. moom mooy à peu près ANPEJ u Sénégal. moom mooy ANETI bu Tunisie wala ANAPEC bu Maroc. c'est des services publics d'emploi. ñu envoyé fay experts ñu waxtaan ak ñoom. ñu càmbar système bi accompagner ñu def financement bi. ñu lancer un appel d'offres international. am ñaari cabinet yu ko gagné fii kenn ki moom mooy assurer développement bi keneen ki di assurer qualité bi donc certification qualité bi keneen ki moo ko doon assurer et
du ma def publicité mais mun naa la garantir ne c'est des entreprises de dimension internationale. projet boobu projet sous-régional la parce que dañ ci financer Ghana financer ci Cap-Vert financer ci Togo financer ci Mauritanie ak Sénégal muy 5 pays parce que au-delà de ñun mission bi ñu ci am dafa am benn kuréel bu nekk UEMOA ñu ko wooyee cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation maanaam kuréel boo xam ne dafa lëkkale ministre yi saytu mbiru xëy ak mbiru tàggat ndaw ñi ci biir UEMOA dañu laaj réew mu nekk na am système d'information buñ ko amee buñ ko lëkkalee dafay tax tey compétence yi nga xam ne ñun am nañu ko Sénégal te peut-être soxla wuñ ko te Mali soxla ko wala Côte d'Ivoire soxla ko ñu mën a def li ñuy wax mobilité professionnelle ñu weccoo ay compétences pour que ñun ñëpp ñu mën a dox donc dispositif boobu dafa solide dafa leer te dafa dématérialiser offre de service bu ma lay wax. alors te ñu ngi ko domicilier fii loolu lu am solo la. dama ci bëggoon a. oui naa la bàyyi nga def amul problème. dama la bëggoon a yeggal ci loolu non parce que dafa am solo. El Hadj Malick la problématique des données personnelles. oui. tey yéen xam ngeen adduna bi. pétrole baax na or baax na waaye li données personnelles di indi. ci alal ak li muy indi ci maîtrise wu yenn dispositifs yi suñu deful nànk mën nañu indil ay jafe-jafe surtout que suñu jeunesse la. moo tax ñu sécuriser ko héberger ko fii nii créer toutes les conditions pour que buñ ko mën a attaquer buñ ko mën a yàq. alors Abdoulaye Diatta man lu ma bëgg a xam mooy jamono ji xam nga njiitu réew mi président Macky Sall dafa annoncé woon recrutement 65 000 emplois si weer bi alors recrutement yi njiitu réew mi annoncé fan yii nii loolu ANPEJ ban rôle la siy joué am na si rôle bu mu siy joué wala lan taxawaayu ANPEJ par rapport ak recrutement yu njiitu réew mi annoncé lan la. président de la république effectivement bi mbir yi xewee. xam na ne dégg naa leen xam naa li ngeen di mbébét. mu wut ci saafara jël ay mesures ci biir mesures yi am na ay moyens muy 450 milliards yi nga xam ne daf ko teg ci kaw taal bi. ci mesures yooyu nekk 150 milliards. ci mesures yooyu am na 65 000 emplois yoo xam ne ni dañ ko war a. teg ci kaw table bi ci loolu am na structure yu mu organiser pour ñu saytu ko doxal ko donc ñetti niveau la mbir mi toogee. ñetti niveau alors ñetti niveau yooyu ñun ANPEJ dafa am rôle bu ñu ciy joué. ci li nga xam ne moom mooy guichet unique bi. guichet unique bi ñi ñoo fa nekk de façon permanente ANPEJ comme la porte d'entrée comme li ma la wax accueil orientation donc su ma waxee accueil orientation nag ci diggante bi lu bëri def ci nekk. lu bëri def ci nekk. parce que. liggéey bi nga xam ne nii mooy tax ñu saytu ndaw bi ba xam taxawaayam ba mën ko gunge mu def fii emploi salarié wala mu def entrepreneuriat wala yooyu dafay jaar ci diggante bi parce que ñu bindal business plan dañ la accompagner woon la yoon bi bu génnee foofu dafa war a dem par exemple ñu financer ko donc DER ngi fa. dafa war a dem ñu former ko 3FPT mu ngi fa donc ñun ñett ñoo fa nekk booy dugg ANPEJ ngay duggee booy génn nga génne yeneen voies donc. ñeneen ñi nga xam ne nii dañ cee bokk muy APIX muy ADIE muy ADPME muy FONGIP en cas de besoin dañuy ñëw gunge ñu pour dooleel ñu ci li nga xam ne nii loolu la ñu président de la République wax te emploi yooyu mu wax dafa doon ay mbir yu ñu pàccal ci domaines yu bëri. waaw domaines yu bëri oui. éducation am na ci. santé am na ci sécurité am na ci environnement oui. donc lépp li nga xam ne nii tey nit soxla na ko ci biir gox-goxaat yi dañ ko ci dugal mais li ci original moom mooy que ne emploi yi dañ koy territorialiser. département bu nekk day jot. département yi bu jotee ak emploi yi tamit. waaw pôle yi ci département yi la nekk. oui donc ñoom ñoo koy saytu. préfet yi ñoo ko jiite. très bien donc ñun dañ fay nekk DER dafay nekk 3FPT dafay nekk de façon permanente. donc ñoom ñooy saytu mbir yi. doxal ko. ba nga xam ne ni dafay mucc ayib parce que pour sénégalais yëpp moo tax mu jóg. sans distinction. kon kenn mënul wax jamono ji xëyu ndaw yi te waxu ANPEJ. c'est pas possible. maanaam ANPEJ moom. mooy buntu bi mooy buntu bi. waaw balaa ngaa dem ci waañ bi maa ngi dem ci salle bi daal. foog nga jaar si buntu bi. voilà donc nekk lu am solo oui. comme service public d'emploi lañ loolu mooy suñu liggéey. d'ailleurs service public d'emploi boo gis ci adduna bi. muy Japon muy Corée du Sud muy France. parce que dafa am association mondiale pour les services publics d'emploi AMSEP ñu dañ cee bokk ça regroupe à peu près plus de 180 pays. donc seen liggéey loolu la. accueil orientation. très bien alors Abdoulaye Diatta est-ce que mën nañu wax ni
ku dugg ci système bi rek da ngay am liggéey wala ku dugg système bi doo am liggéey wala lan ñi ñuy seetaan nañ xam ni amaguñu xëy. système bi ku ci dugg da ngay am liggéey wala dañ lay orienté lool. laa bëgg daal mu leer. en fait boo ñëwee. ndax ndaw yi jamono ji xëy moo leen soxal. c'est vrai système c'est important dañ lay teg ci yoonu am liggéey. yoonu am liggéey. waaw parce que bu doon tee ne ku dugg rek am liggéey. yaakaar naa ne kon duñ taxaw fii wax dañuy génn ci mbedd mi rek. da ngeen di teg yoon. mais dafa am yoon da nga leen di faciliter. waaw yoon dafa am xam nga liggéey. liggéey mën-mën la. soo jàngul doo mën. donc foog ñu jàngal la mais liggéey pas-pas El Hadj Malick. boo amul pas-pas du dem parce que da nga war a produire parce que da nga war a def plus-value da nga war a créer de la valeur. mais loolu nag dafa ànd ak takk ndig dafa ànd ak gëm-gëm. mais dafa ànd ak compétence. mais sànq da nga ni système bi ku am 18 ans ba 35 ans mën na si dugg. n'importe quelle personne. tout le monde. voilà ñëpp boo jàngee. soo jàngee ak soo jàngul bu sa jàng yàqoo boo nekkee ci daara yi foo mënti jóge am nga droit parce que c'est vrai que tey nag ci France lañ ko bind. oui loolu moom c'est une limite. mais xarala yu bees yi mel na ñu suba ñu traduire ko en wolof. est-ce que tamit doo leen xalaat aussi. mbir mi ngeen bëgg yombal ñi nga xamante ni jànguñu tubaab. bien sûr parce que loolu moo tax d'ailleurs suñu antenne ak suñu espace emploi jeunes yi ci biir pôle emploi entrepreneuriat yi ñu créé au niveau des départements dafa am nit ñu fay nekk dafa am ay équipement yu fay nekk dina am ay ordinateur dina am connexion internet ñooñu nekk fa suñu ay agent lañu boo ñëwee mënoo jàng mënoo bind mënoo connecté wu ñoom ñoo lay gunge. defal la loolu nga waroon a def. ba sa procédure yegg ay genre espace numérique ouvert la donc j'ai ANPEJ wala dañ ko war a yokk. budget bi doy nag moom dama ko gisagul fu bëri. budget bu doy. oui. dama gisagul mosuma koo gis daal man budget bu doy. mosoo ko gis. mosuma ko gis ci benn fànn. ci benn département kon ANPEJ daal vraiment yéen a ngi sàkku budget bi ñu mën ko yokk. su ko defee ngeen mën def seen liggéey nu mu waree. ak lu ñuy xaar si yéen. xam nga budget moom ñu liñ dajale te yaakaar ne. ñun ñëpp mën nañ ko bokk séddoo ko. du mat léegi ku nekk sa mbëbët par exemple man damay soxla 100 francs mais su ma amee 100 francs peut-être keneen ki soxla 200 francs du am. donc dañ koy séddoo ba ñëpp mun cee jot. alors tey jii. budget bi nga xam ne nii nattal nañ ñu ko. du ma wax doy na du ma wax doyul mais suñu yokkee ñu jël parce que li tax président na dafay teg 150 milliards ren 150 milliards déwén ainsi de suite c'est parce que mesurer nañu l'ampleur de la tâche parce que wax naa la ko au début lu ëpp xaaju suñu population ay ndaw lañ te ñoom ñëpp dañoo bëgg liggéey donc tâche bi dafa rëy mais loolu moo mën a gëm loolu moo mën a am. ci loolu la ñuy liggéey pour mun a yegg ci ay résultats yoo xam ne ni c'est dans le temps nar xëyul sotti El Hadj Malick tey 65000 emplois la ñu am. amoon na peut-être nu mu doon demee 140000 wala 200000 wala 300000 emplois mooy génn. mais présentement lii la ñu am moom la ñuy séddoo déwén bu marché gënoo neex ñu yaatal donc noonu lay doxee mais budget bu doy moom. dama ko mosul a gis ci benn département budget bi su gënee yokku bien yéen sûr waa ANPEJ seen liggéey dina gën a mucc ayib. parce que soxla nga recruter ay nit. soxla nga ay équipement informatique parce que soxla nga ay oto soxla nga ay moyens de déplacement. soxla nga ay locaux li ñuy soxla dafay bëri pour mun a accompagner ndaw ñi par exemple élagement dama lay jox benn exemple ndaw bu ñu financé bees. xam nga dafay xaw a fragile parce que xamul environnement concurrentiel bi entreprise bi naka lay doxee. soo ko seetaanee diggante bon de commande stockage
gérer concurrence éducation financière bi mu bañ di jaxase bénéfice bi ak capital bi dafa bëri aspect yoo xam ne nii mën na ko indil ay jafe-jafe pour loolu bañ a am lan la ñu war a def dañ ko war a gunge suivi post financement dafa war a am loolu ay nit ñoo koy def di ko encadrer di ko gunge ba entreprise am taxaw et mu mën a rembourser li nga xam ne ni loolu lañ ko lebal donc yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne ni dafa war a dugg ci biir alors ci biir xalaat Abdoulaye Diatta nga nekk secrétaire général bu ANPEJ place su ANPEJ si programme d'urgence pour l'insertion et l'emploi des jeunes lan la mooy li ma la doon wax léegi parce que dans ce programme là ay procédures de recrutement ay procédures d'abord information li fi xew ñun ñoo ko war a yeggee ndaw ñi bu ñu ñëwee ca inscription ba mais ñun lañ fay fekk c'est-à-dire tey boo demee Kaffrine nga dem Koungheul n'importe où bu affaire bi démarré et mardi on va lancer l'installation des premiers pôles mardi bii waaw parce que président daf ne na bar mardi fan ngeen koy lancer mardi on commence par Fatick dem Kaolack dem Kaffrine kon daal yéen a ngi si biir non dafa war a bar mun xaar donc bu xale yi ñëwee dinañ leen accueillir inscrire leen defal leen procédure bi vers le recrutement donc ñun ci ñun la ñuy duggee après nag génne ci yeneen structure mais département boo dem di nga fa fekk dispositif boobu ma la wax ce pôle emploi entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes accueil bi agent ANPEJ ngay njëkk a dajale. alors léegi ñu doon wax mbirum budget bu ANPEJ alors ANPEJ soxla na ay moyens ngir mu réussir mission jamono ji yan moyens ngeen soxla yéen waa ANPEJ. comme yéenay bunt bi. wax naa la ko léegi. waaw mais moyens noo bokkul ak kii bi budget bi mais moyens lan ngeen yan jumtukaay yan moyens ngeen soxla jamono ji. maa ngi la koy wax réussir seen mission comme da nga ni ANPEJ mooy bunt bi. te ngir nga mën dem si waañ bi foog nga jaar si bunt bi. bien sûr dañuy jéem a démultiplier suñu force suñu capacité d'intervention. capacité d'intervention boobu lan la demoon ay ressources humaines la parce que dañu war a produire. parce que ñun au-delà de loolu ma la wax léegi nii élément yooyu ma la wax noonu suñu personnel bi dafa am ñoo xam ne ni moom mooy ñooy conseil en emploi mais da ngay am ñi nga xam ne ni c'est des conseils en auto-emploi ñoo lay accompagner pour ñu war a def entrepreneuriat dafa am ay conseils en entreprise ñoom ñooy dem saytu ji besoins yi nga xam ne ni moom la entreprise yi am dafa am ay conseils en migration mais ci biir ñooñu dañuy produire ay outils de formation naka la ñuy wutee liggéey naka la ñuy defaree CV naka la ñuy bindee business plan naka la ñuy déployer woo sur le terrain yooyu yëpp dafa nekk jumtukaay yoo xam ne ni dañ ko war a bind dañ ko war a produire dañu war ci accompagner ndaw ñi te nu ñu ko gën a mun a yóbbee mu jege ndaw ñooñu ñun dañ ciy gën a sant yàlla tey ñu ngi ci département yi mais ñun suñu ambition moom mooy dem bi ci biir commune yi fekk ndaw bi fi mu dëkk jàppale ko bëgg ko bi nga xam ne nii du am benn rëcc-rëcc ci bañ a jógee goxam ñëw ci dëkk yu mag yi mu ko indil ay jafe-jafe donc loolu nag oto mu ngi ci moto mu ngi ci ordinateur mu ngi ci connexion internet mu ngi ci niveau de recrutement mu ngi ci niveau de motivation mu ngi ci formation même personnelle bi nga xam ne ni moom la ñuy utiliser mu ngi ci donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ne ni dañ koy wut ci biir mais dañu am aussi possibilité wut ko ci suñu ay partenaires dañu am ay partenaires yoo xam ne ni dañuy gunge ci mbir yu mel noonu du doy mais toujours est-il que dañoo engagé pour avancer ci ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Abdoulaye Diatta mooy secrétaire général bu ANPEJ alors Abdoulaye Diatta est-ce que mën nañu wax ni ak système d'information bi mën nañ am statistique fiable jëm ci wàllum xëyu ndaw ñi. un système d'information ci aspect bii ma la wax nii boo ko xoolee d'après ni ma la expliquer nii da ngay jàpp ne c'est un outil d'aide à la prise de décision maanaam day dimbale ëllëg ak si biir ñi nga xam ne ñoom ñooy jël dogal yi ñu koy jël ci ay firnde yoo xam ne ni yu mucc ayib la parce que bu ñu inscrire ndaw ñi dinañ wax seen tur seen sant fi ñu dëkk liñ jàng liñ bëgg dafa bëri information yi ñu lay jox information yooyu dafay tax nga xam déjà yow cartographie ndaw ñi fu ñu dëkk ban boor lañ gën a bëre
journalistes yi ban côté lañ gën a bëre. ainsi de suite xam naa taamu nga si journaliste yi de. alors donc da ngay am xam-xam. ci sa ay ndaw naka lañ taxawee lan lañ mën ak fan lañ féete. mais na ngay xam aussi say entreprise naka la ñu taxawee ci réew mi fan la ñu féetee lan la ñuy produire lan mooy seen soxla c'est-à-dire marché emploi bi lan la soxla. loolu mun na dem ba orienter sax formation yi c'est-à-dire bu ñuy créer ay formation bu ñuy def ay module bu ñuy ubbi ay école dañu naan il faut mieux ñu orienter module de formation yi filières yi ci domaine bii nii parce que domaine bii nii foofu la demande bi nekk foofu la mbir yi taxawee donc dafa nekk lu am solo loo xam ne nii daf lay permettre ëllëg ak si biir lépp lay defati da nga koy sukkandi ci xam-xam bu leer nañ. am na solo donc loolu c'est un outil incontournable parce que da ngay am base de données bu fiable et en temps réel parce que bu ndaw bi bindoo rek automatiquement système da koy comptabiliser. donc amul xaaral ma dem ñëwaat déedéet. c'est tout de suite mun nga élaborer say documents. et jusqu'au niveau de la commune. désagrégé dans tous les dimensions. alors Abdoulaye Diatta est-ce que mën nga dalal xel jeunes yi ak njiitu réew mi annonce yu mu def jëm ci wàllum recrutement yi que ni jeunes yi daan si yëg seen bopp bu baax. incha allah parce que loolu dañ ñu ko sant. président daf ñu dajale nañu lii ak lii ak lii ak lii laa bëgg. amul parparloo da ngeen koy teg si yoon. non pour sénégalais yi la. oui pour sénégalais yi la. parce que li ma la wax nii yëpp amu ci fenn benn information buy indi. luy mën a tax nga def parparloo c'est pas possible. ci données yi amul dara luy wane ne kii fii la bokk fee la bokk ensuite Sénégal ñoo ko bokk. bu amee problème dootu ci xamati fan nga far ak fan nga farul c'est tout le monde qui a des problèmes. te président lu muy wax dafa leer c'est pour les Sénégalais na dem ci département yi na dem ci communes yi parce que gis ngeen li ñuy yóbbu ci département yi quota yi nga xam ne ni nga ko yóbbu ci département yi du toog ci département bi de. commune bu nekk ci biir département bi da ngay jot sa wàll en fonction de say besoins et des compétences yi nga xam ne ni am na foofu donc lu leer la te préfet moo ko jiite yaakaar naa préfet kenn ko wax day parparloo ñun dañ fay nekk mais yeneen structure dañ fay nekk parce que ndaw ñi dañ fay nekk maire yi dañ fay nekk donc c'est un dispositif boo xam ne il est intégrateur ñëpp dañ fay am seen accès xam li nga xam ne ni loolu la ñuy doxal ñu xool tànneef bi gën a mucc ayib ñu tànn ko donc am nañ njort ne fi ñu jëm daal moo gën fii nga xam ne foofu lañ toll en ce moment. Abdoulaye Diatta simili yi ñu cëraloon jeex na sa dernier mot. gërëm leen sant leen di encourager ndaw yi di leen wax ne autorités yi am nañ pas-pasu taxaw ci problème yi am nañ ci engagement am nañ ay yéene yu leer ñun ñi nga xam ne ñun leen ko sant. suñu ay nawle lañu suñu ay rakk lañu suñu ay jarbaat lañu suñu ay doom lañu. du ñu def lenn loo xam ne nit na leen ko xañ. donc nañu garder espoir toog fii parce que amul leneen lu gën fii bu ñu demee feneen i tamit suñu ko seetloo bu baax ni nga xam ne li ñu bàyyi fii nii moo gën a wóor li ñuy dem di fekk ji fa. mais yéen a ngi bàyyi xel baax a baax communication jëm ci wàllum système d'information bi ndaw ñi gën ko yëg. te am na yoo xam yëgaguñ ko. bien sûr ñu ngi door a commencer nii. suba dañuy def lancement bi mais après dina am benn communication boo xam ne ni dañ koy décentraliser. maanaam suñu antenne yi ci biir région yi nañ waxtaan ak ndaw yi nañ leen expliquer li xew nañ leen ko won ba d'ici peut-être 3 mois 4 mois ñëpp dinañu ci mën a dugg. xam ko maîtriser ko. après mu jëm d'ici 3 mois 4 mois la mbir mi di commencer fonctionnel. non day demee dañ koy ubbi. day demee dañ koy ubbi. ku si dugg di nga. boo ci demee moom boo bindee emploi-jeune.sn bu la neexee créer compte. parce que suñu centre yëpp c'est connecté à internet. di nga am rendez-vous dem seeti ki nga war a seeti. maintenant problème bi moom mooy xam nga tey maa ngi wax fii am na ñu ma dégg am na ñu ma déggul. suba dina am ñu ñu dégg dina am ñu ñu déggul ainsi de suite après ñu utiliser xarala yëpp. parce que voilà réseaux sociaux yeeg. rajo communautaire yeeg. dinañ ci wax en wolof en français nañ ci waslu daal ak ba ñëpp ñu ci war a jot ñu jot ci. maintenant loolu nag ñaata temps lay jël. dama ko xamul parce que ma communication moom dafa nekk lu xaw a doy waar daal.
maa lay gërëm baax di la sant. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. mu nekkoon Abdoulaye Diatta secrétaire général bu ANPEJ di agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Abdoulaye Diatta moo nekkoon tey suñu gan ci émission Kenu Askan Wi ñu doon waxtaanee lépp lu jëm ci xëy ndaw yi ak système d'information guichet unique bi nga xamante ni ANPEJ suba incha allah la koy lancé. Ramatoulaye Sall Diop moo nekkoon si wàllum réalisation bi di ko gërëm baax di ko sant naka noonu ak tamit Thiandoum di ko gërëm baax di ko sant ak Mafal Fall Thiandoum moo nekkoon si wàllum son bi ki nga xamante ni moom moo di Mafal Fall moo nekkoon ci wàllum caméra bi Moussa Dia nekkoon tamit si caméra bi mbokk téléspectateurs yi amul seen fay ba altine incha allah.